jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte di ñëw seen émission gësam émission bi nga xam ni kenn dootu leen ko présenté ndax vraiment ñëpp ñoo ngi ñuy suivre bu baax a baax a baax a baax di ziar bu baax ñi nga xam ni ñooy suñuy kilifa yi di ñu conseiller bu baax a baax di leen wax jox seen wàccuwaay di wax ni conseil yi ñoo ngi koy jot bu baax a baax te ñoo ngi ñaan yàlla mu may ñu xel buñ koy toppee ak di ko jëfee. ndax gis nañu kenn ku ne saa bu émission amee di nga ko déglu di ñu woo di ñu gën a ñaaxaat ci li nga xam ni moom mooy liggéey bi ñuy def merci beaucoup kon encore une fois tous les Xombolois ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ni mention spéciale. tey nag ñu am mbégte jóge Xombol waxoon nañ leen ko si bande annonce bi boobu ba léegi une semaine ñu koy jàllale ñu war a déplacer Xombol pour ñëw fii si Dakar nag suñ ko waxee. dañoo ñëw nag fenn ci Dakar muy amoo 6 fi nga xam ni foofu la Talla Gueye dëkk mooy xam ni mooy suñu invité tey Talla Gueye di doomu Xombol dëkk Xombol yaroo fi màggee fa waaye nag dafa ñëw fii ci Ndakaaru di fi liggéey loolu lépp moom dina ko waxal boppam jaar-jaaram ba ni mu egsee Dakar mbokk yi kon pour ne pas vraiment tirer à longueur nañu jox ki nga xam ni moom mooy Talla Gueye suñu invité bi mu nuyoo askanu Xombol Talla salaamaaleykum ak askan internet yi parce que àdduna bépp lay seetaan instant yi. maaleykum salaam di wax onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu sant suñu ñaari waajur di sant sama waa kër turandoo Talla Thiam xam ne moom laa nekkoon moo ma yar ak i soxnaam sama yaay Bousso yaay bu sori ci man sama yaay Ndey Thiam ak seen i doom yëpp leen sant di sant sama xarit yi sama waa famille yi góor a bara jigéen si atumaan di sant ñëpp di sant waa Xombol bi yëpp di sant waa Sénégal di sant tamit waa Géejawaay parce que waa Géejawaay dama leen amal njukkal yu bëree bëri donc nga xam ne kii sama xarit Ousmane Ndiaye moo leen représenté may teg nuyoo bi si loxoom mu nuyu ma waa Géejawaay yëpp santal ma leen bu baax a baax. mais Talla Souleymane maa ngi lay nuyu. di nuyu sa caméraman. di kontaan ci invitation bi. merci parce que xëy na du lu yomb. ñi nga mën a invité bëri nañ. Xombol waaye yi nga xam ne ñu nekk si fépp si Sénégal. te amal njëriñ Xombol bari na. donc mënoon ñu leen invité kon boo defee choix ci man. lu ma def lu ñu des sant ginnaaw bu ñu sant yàlla. jërëjëf Talla Gueye kooku mooy Talla Gueye dégg ngeen nuyoo bi mais dafa mel ni Talla da nga xaw a tiit là parce que gis naa ni da nga comment maanaam fi nga war a mujjee moom nga war a moom nga njëkkee. mooy sant say frère tout ça doo bàyyi ba fin bi rek lu tax nga tiit. waaw lan la lu tax nga jax tiit quoi non man amu tiitukaay. mais interview. jàngale. prise de parole en public boo gis. waaw du ñàkk trac. ok du ñàkk trac. ok du trac boo xam ne nii daf may pénaliser. te ne trac bu may stimuler la. mais yaa ngi suivre gësam yow. maa ngi suivre gësam. yaa ngi ko suivre bu baax. pas bu baax mais de temps en temps bu ma amee lien yi. waaw damay déglu gars yi li ñuy wax ci gësam. yaa ngi koy déglu. noo gisee gësam. gësam moom xam naa ne émission bu baax la. en tout cas ñu ngi koy suivre parce que damay yenn saa yi damay xool nombre de vues yi. oui nombre de vues yu am solo la. oui ak am na si émission yoo xam ne tamit suivre naa ko bu baax a baax. apprécier particulièrement lañ fa wax. oui te xam-xam la. te luy defar la luy defar suñu dëkk Xombol. merci beaucoup mais Talla su ñu bëggoon a xam Talla Gueye dëgg jaar-jaaram ba tey nga ñëw fii ci Dakar nekk fi professeur ci lycée Lamine Gueye Talla Gueye fan nga jaar ba ginnaaw bi nga duggee CI foofu lañu bëgg na nga tracé nu ko rapidement ñu may la nga waa Xombol xam kan mooy Talla Gueye. waaw man maa ngi tudd Talla Gueye. dëkk ngaa ñëw xëy na waa Xombol yu bëri xamuñu ma parce que dama fa yàgg jóge mais rakku Atoumane Gueye laa di mag ci ñoom Góora Gueye donc yéen ñi moom on se connaît très bien. parce que Xombol ñoo fa nekkoon booy. man bi ma juddoo ba am juróom benn at dañ ma dénkaane dañ ma jox sama turandoo Talla Thiam sa Touba Toul donc foofu laa jàngee élémentaire ba am sama entrée en sixième ak sama certificat d'études bi ma ko amee ñu orienté ma CM Xombol CM Xombol bi ba ñëwee suñu kër laa nekk naturellement fa laa jàngee ba am sama BFM bëri na si ñoo xam ne ñoo bokkoon classe ñoo doon toogandoo tout le temps ay Gaxa Kanté ay Tony ci ñoom ñoo bokkoon classe on se connaît très bien. am na ñoo xam ne tamit bokku ñoon classe ñoo tolloon classe wala ñoo ma jiitu woon wala ma jiitu leen ñu mel ni ay ñoom Magay Boy ñu mel ni ñoom Lamine Gueye ñi ñoom ñëpp ñoo tase nañ foofu daal donc kon xam naa ne ñoom xamante nañ bu baax a baax donc bi ma amee BFM 1993 ma dem Thiès lycée Malick Sy man ñoom Ousmane Mbengue ñoom Makati Ndiaye ñoo doon ànd tout le temps ñoo bokkoon ay classe ay Assane Diouf bu Ndingler ñoo bokkoon classe di ànd tout le temps 1996 nag laa am sama baccalauréat ñu orienté ma département de géographie université Cheikh Anta Diop
donc boobu tamit classe ñi nga xam ne maa ñoom ñoo bokkoon classe fële xombol seen ba bokkoon classe lycée Malick Sy bi nga ñëwee tamit ñoom wax fa tase loon ñu nekk bu rafet di ànd ba tey xëy na yàlla séparé suñuy voix parce que xëy na ñii seen i liggéey bokkul ñii bu seen liggéey bokkee fi ñu leen affecté bokkul kon forcément dina am une certaine distance. mais nag ñu bëri si ñoom dañuy déggante de façon régulière dañuy déggante bu baax a baax. donc loolu maa ngi sant di sant yàlla. donc bi ma amee fii certificat de maîtrise nag université Cheikh Anta Diop. bon dama demoon benn instant ma xawoon a tawat. donc jóge si tawat ba booy xool jàng sax wala liggéey ci li ma jàng sax intéressé tu ma woon. donc moo taxoon ma commencé def commerce. j'ai fait marchand ambulant fii ak fu bëri si Dakar. ah bon dama doon def marchand ambulant. loolu doon jaay produit bu ne laa doon jaay man dama doon varier li ma doon jaay. donc bu ma jaayee une semaine bi ma jaay lii beneen semaine ma jaay leneen. bu ma jaayee jigéen ñi beneen semaine ma jaay góor ñi bu ma jaayee mag ñi beneen semaine ma jaay xale yi. noonu laa doon varier. donc sama benn doomu turando di maximum mu dee asucaam moo ma sonal ne ma lii da nga koy bàyyi force da ngay dem jàngale bi. booy xool man musuma demandé jàngale. ah bon musul nekk sama xel musuma demandé mais sama mag bu baax jooju si man moo jël sama dossier yëpp dem déposé ko bi mu ko déposé vacation maa ngi naan fii sax man de bu ñu ma affecté fu sori du ma dem parce que li ma doon liggéey temps boobu maa ngi doon gis sama bopp ma ne bu ñu affecté fu sori du ma dem far yàlla nga xam ne boo ma ci boole ñu affecté ma fi ñu wax Mbour sur la route de Mbour à quelques kilomètres de Diamniadio donc poste bi bi ma demee découvrir ko c'est sur la route nationale nga xam ne fii de xëy na li ma yàlla boole la ma ne naa jël falaa def 10 ans bi ma defee 10 ans après si la ma soog a affecté lycée Lamine Gueye depuis 2015 maa ngi foofu lycée Lamine Gueye donc loolu mooy sama jaar-jaar ba di may nekkee professeur. mais sa jaar-jaar am na solo et puis riche na te ñu bari xam naa ni am na ñoo xam ne nii jàpp nañ ni Talla musul jaay musul def commerce. nekkate booba def nga ay marchand ambulant yu bare mais Talla kan moo la dugal ci marchand ambulant bi yow yaa ko xalaatal sa bopp wala da li ci dugal comme ni ñu la dugalee ci enseignement bi yanu naa saako ciment yanu naa saako suukar waaw fii à Dakar mooy compagnie sucrière waaw bu seen oto yi ma sànnee ni sucre port ñun dañ daan dem di ko wàcce di ko riive wala ñu koy teg si camion ñu koy ventiler di ko distribuer au niveau du Sénégal yéen doon yenu suuk man nii ci doon yanu laa bokk bi ma nekkee xombal tamit Ousseynou Fall bi mu nekkee ci place papaam bu camion masaan guddee waaw ñun suñu waa koñ ñëpp ñun ñoom makati ñëpp dañ daan dem jàppale ñu wàcc ciment bi ñu fay leen donc ñu fay leen peinture je crois def naa ko vraiment peinture fu ñu wax Moussa Ndiaye bu dëkk ginnaaw raay bu Nganjool mooy ginnaaw raay Nganjool papaam bi ñu daan peinture dama doon ànd ak Moussa Ndiaye ñoo bokkoon classe mais buñ amul cours wala vacances tout le temps ñu doon ànd ak papaam dem di peinture kër Pa Modou Fall bi nekk suñu ginnaaw kër bi ñu koy tabax benn jëkkër Pa baña ab safal moo ko doon tabax dama xawoon a màgget ni amuloon ku ko jàppale man maa doon ñëw di ko jàppale nekk manœuvre di ko jàppale ñu lay fay par journée non Pa boobu seq moo doon moom fay da nga doon waaw dama doon ñëw di si jàpp daan na ma jox nag certes ok waaw daan na ma jox certes maanaam yooyu yëpp loolu lépp nga doon def pour lan la woon quoi Talla non man moom dem yanu ciment yanu suukar saako suukar lu la nga def ko jaay ay marchand ambulant man moom damaa mës a gëm indépendance ok man damaa mës a gëm indépendance d'abord si koom-koom la commencé maanaam au minimum bu la nit ñi joxee añ nga jox sa bopp reer bu la nit ñi joxee reer nga jox sa bopp ndékki loolu laa mës a gëm musuma chômer damay jàngal sama élève man musuma chômer waaw parce que damaa def ay activités yu ne def naa ko pour rek waaw fii nii dem naa am sama certificat de maîtrise dem di yanu ay saako yu suukar fii à Dakar te musuma déranger kii li may wax man na ko seede am naa samay diplôme yëpp téye ma dem def marchand ambulant di dugg si kër yenn saa yi ñu traité ma noo xam ne neexuma mais ay ree la ma doon def parce que ça me faisait tellement plaisir dama doon permettre may découvrir nit ñi waaw mais Talla noo mën a amee sa diplôme yëpp téye ko ba pare di def ci marchand ambulant pourquoi loolu moo ma jaaxal lu tax lan moo la dugal ci loolu c'est une très bonne question xam nga tubaab dana y a pas de sot métier te ñu man fi ma yaroo muy sama kër turandoo di sama kër papa je crois ku yaafus dëkku fa waaw boo xoolee suñu kër xool sama kër turandoo ku yaafus dëkku fa dañuy yar si ñafe ay diplôme nag du dara kayit la rek waaw nit ki moo am solo waaw parce que dignité ay diplôme du ko may dignité xam-xam du ko may dignité comportement moo koy may ñi ngay comporté aussi la loolu moo lay jox dignité parce que mënoo dëkk dépendre si nit ñi nekk magum jëm dépendre si nit ñi néeg bi ngay tëdd dañ la koy jox añ bi ngay añ dañ la koy jox reer bi ngay jox dañ la koy wax te nga ne yow am nga doole
am nga doole am nga xel lépp loo xam ne nii mënoo ko liggéey si sa xel te sa doole man ko da nga ko war a def nit warul chômer tant que xëy na moom am na possibilité maanaam am na ay activités yu mu gis te war na ko man boobu dama jàpp ne war naa mën a yenu parce que amoon naa doole xale laa man war naa yenu ma dem yenu la may doon fay ma si daan jël suturlu mu faj sama soxla loolu moo am solo te du ma ànd ak tamit ku mel noonu man ñi may àndul ñëpp dañuy am seen activité di ko def fii boo xoolee kon ay sportif laa nekkal ay sportif yu bëri ñoom lay àndal parce que man yàlla moo def non sport nga def si attaquant ñoom tamit sport boobu ñuy def sport boobu ñuy def kenn yebu leen si en tout cas ñii ay entraîneur lañ ñii ay boy lañ ñuy jouer ils jouent très bien wala ñu ay très bon coach kii may wax ni coach la ay di am na benn équipe boo xam ne fii presque amul woon tour bu amee tour yenn moo ginnaaw yàlla moom la donc kon loolu maa ngi ko si félicité encore une fois donc di wax ne tamit moom maa ngi ko encouragé si voie boobu mu jël voie coaching. ok jërëjëf mbokk yi xam naa ni première partie bi dafa mel ni émission bi mënoon nañu ko yemale fii parce que gësëm lañu wax te su ma neexoon ni fii laa koy dagg ndax gësëm naa wax dëgg yàlla lu bëri wadd naa caal jaaru Talla Gueye waa Xombol yéen ñiy jàkkaarloog télé bi ñu nekk si diaspora bi ñëpp ñu bëri dafa noonu Talla Gueye dafa dem rek ami diplôme rek dem directement jàngale jaarul fenn mais gis nga fi mu jaar mais courage bi nga am ba di ko wax sans gêne lan moo la ko may. donc li may di ko wax xëy na boo ma fekkoon si koñ bi fii. waaw ma xool ñi may àndal. waaw di nga comprendre man presque j'ai pas un ami intime intellectuel comme moi. koo xam ne ni dafa am diplôme comme man ñuy ànd tout le temps. lu tax loolu. man si suba rek maa ngi toog si jaaykati café yi si suba. waaw jaaykati café ay borom dawalkatu sareet yi ñoom laay toogal ay maçon laay toogal ay menuisier laay toogal boo xool uma sens interdit fii. waaw lu tax loolu laa. lu tax loolu xëy na loolu sama nature. maanaam courage bi nga am daal di expliquer sa jaar-jaar yenn ciment jaay suukar def marchand ambulant te yow amoo si jeune te tey nga nekk professeur si lycée Lamine Gueye nga xam ne tey ñi nekk enseignants yi ndaw yi rek dañuy wane ni ñoom xam nga ay kii lañu quoi li ñuy incarné par rapport yow nga ne professeur lycée Lamine Gueye vraiment am modestie di wax fi nga jaar loolu il faut nit ñi am jàngat. dama fii tuuti. waaye parce que loolu du courage. lan la. lu naturel la. dafa naturel ci yow. waaw dafa naturel bu ma jaaroon si sàcc dama doon sàcc. waaw mais loolu courage la. bu ma jaaroon si. mais Talla loolu courage mais Talla courage mooy nga def loo xam ni. boo ko waxee ñëpp taf seen gémmiñ nga wax ko. taf seen gémmiñ pourquoi taf seen gémmiñ. je crois que non waxin la maanaam tey am na loo xam ni kenn bëggul am na loo xam boo ko defee bëggoo kenn xam ko. kon Sonko su la ko laajee nga am courage wax ko. mais libéré nga sa bopp. gisee wu ma noonu àdduna gis naa àdduna maanaam puzzle la. ok puzzle la ku ne dafa am rôle boo si joué élément bu manqué du doon maçon bi lay tabaxal sa kër bu jàngul maçon doo am kër. waaw menuisier bi lay defaral sa armoire bu jàngoon kii doo ko am déedéet. yanukat bi wàcce suukar si bu ko wàcce woon. kenn du jënd si boutique bi déedéet jënd suukar loolu am na. ku ne fa nga mënee. fa nga mënee rek. foofu rek ngay ñëw jàppee foofu. c'est important. je crois loolu amul benn courage bi si nekk man lu naturel la. en tout cas gars yi war nañoo jàngat. surtout enseignants yi ndaw yi. war nañoo jàngat ci professeur bu jàkkaarloog yéen di leen wax fi mu jaar sans gêne te nee na du ànd ak mu amul sa xaritu intellectuel nee na moom ay xaritam ay borom dawalkatu sareet la maçon yi maanaam dafa mel ni am nga looy jàngat ci ñoom am nga looy jàng foofu am nga looy jàng foofu parce que demoo fa nii rek Talla am nga loo fay jàngat lan la loo fay jàng li ma jàngat foofu bu may jàngale sama jàngale sax expérience bi ma am ñii da moo may permettre ma jàngale ok gis nga toog nooy toog di waxtaan parce que y a pas de idée bu bon amul ok idée bu bon contexte dañ ko génne ak ko génne ak fa mu toll ba génne ko mu am solo y a pas de d'idée sotte wala ok léegi ñu yëkkati ñu avancé ci émission bi parce que point boobu am na solo mais Talla en tant que professeur bëgg na noo xam lan moo indi année scolaire bi nga xam ni résultat ren yi gis nga ni mu baaxee te jàngunu année bi yëpp maanaam dafa am handicap résultat yi baax en tant que professeur lan moo indi kii boobu waaw man vraiment bëgg nañu nga wax ñu ci quoi trop prétentieux ma ne nangam ak nangam moo tax résultat yi baax wala nangam ak nangam moo tee résultat yi baax. waaw prétention la parce que bu ko waxee dina ko basé sur aucune étude scientifique. non pourcentage bi am nii. amuloon constaté que waaw pourcentage bi dafa gën a baax. loolu moo jaaxal ñi mais nag xëy na li inhabituel li nga xam ne daawul am te am. mooy la xëy na bu ñu réfléchir foofu dañu mën a trouver les vraies raisons. kon allez-y. lan moo daawul am te am. ay programmes yoo xam ne dañ ko wàññi. ok lan moo daawul am te am ay classes yoo xam ne ay classes réduites la. classe de 20. donc nga xam ne professeur bi dina mën a suivre particulièrement ku ne
ok donc loolu daawul am lan moo daan daawul am te am mooy professeur bi charge de travail bi mu daan am nga xam ne daan am 5 classes wala 6 classes yoo xam ne ay 70 wala plus parfois plus de 70 élèves ñoo fay nekk volume de travail boobu xëy na daan na ko gêner ci mu def liggéeyam ñu mu waree donc kon loolu ay mbir la yoo xam ne am na te daawul am yoo xam ne mën na expliquer les bons résultats élèves yi tamit kenn mënu leen si génne parce que élève bi boo xoolee depuis mars ba juin ba juillet sax dañ stressé ndax dañ def examen ndax duñ ko def ñu jox leen 2 mois pour ñu jàng ñu natt leen maanaam ñu def examen ñoom it dañu concentré wu man ren heure bu ne jàngale naa ko élèves yi heure bu ne interpellé na ma di leen expliquer kon ça veut dire que élèves yi non seulement ñoom volume bi ñu waroon jàng dafa wàññeeku mais ñoom it dañoo gën a yokk concentré wu ñu xam ne lii bu leen rëccee dañuy redoubler donc ensuite ñëpp am fraîcheur enseignants yi am nañ fraîcheur parce que toog nañ 3 mois jàngale wuñu élèves yi am nañ fraîcheur parce que toog nañ 3 mois jànguñu donc loolu lépp xëy na moom lañ war a xalaat xool lan moo indi les bons résultats mais au delà de ça dafa am loo xam ne moom nit mënu ko bañ ñun ñu nekk si classe yi xam ne système bi ni mu war a mel ni ñu bëgg mu meluñu waaw au niveau élèves yi condition d'enseignement yi lépp xëy na ni ñu bëgg mu meluñu ok mais yow sa analyse boobu loolu am na solo si sa gis-gis jàpp nii loolu moo indi résultats yu baax yi mais Dame Mbodj xam nga ko Cusems dégg nga sortie bi mu def nee na y a des fuites dafa am ay fuites yu am yu bëree bëri d'accord partagé nga moom ak li mu wax wala dafa am yow da nga am non fuite moom xëy na rarement li dul am ci examen yi mais amul ampleur bu mën a changer résultat yi. kon da nga dindi li Dame Mbodj wax. da nga koy dindi complètement. Ah bon da nga koy dindi parce que daawati ji am na fuite bi ñu amee fuite bu ko nit ñi yëgee dañ ko reprendre xëy na fuite tricherie lu ay réalité la ci examen Sénégal. mais en tout cas enseignants yi ñi ngi def lépp loo xam ne mën nañ ko pour minimiser yooyu fléau donc fuite day am. tricherie day am mais ñun à notre niveau lépp loo xam ne ni mën nañ ko pour minimiser problème yooyu ñu ngi koy def. état bi tamit jàpp naa ne xanaa état bi du favoriser la tricherie mais conditions yi mënoon nañ ko améliorer pour éviter la tricherie loolu moom lu ma gëm la conditions yi dafay examen Sénégal pour man baaxul. pour yow baaxul pour man lan moo baax. xam nga tax baaxul. man damay nekk instituteur fii may jàngale école 19 Daaru Xam BFM ñëw ñu yónni ma dem CS Pikine Est. nekk fa surveillant ça veut dire que man ñi ma yoroon seen modèle école 19 ñoom laay surveiller fee BFM seen biir am na sama élèves yoo xam ne samay doom lañ samay doomi rak samay doomi bàjjan wala maanaam samay mbokk samay xarit wala ñoo xam ne seen papa sama xarit la xëy na loolu mën na influer si yenn enseignants yi ba surveillance bi ñu mënoon def yëpp duñ ko def beneen bi mooy enseignants yi tamit c'est le moment de le dire parce que instituteurs yi ni ñuy organiser BFM bac di leen surveiller te presque duñ leen fay parce que loolu dafa war a dakk parce que mënoo jël instituteurs yi di leen surveiller loo pendant ñaari examen te li ñu leen di fay moom vraiment ay miettes la il faut mettre l'argent et là je dirais que c'est la faute de l'État parce que dafa war bu njëkk dañ daan déplacer ay surveillants jëlee leen Guédiawaye yóbbu leen Kër Massar ñu surveiller bu leen déplacer dañuy jox frais de déplacement pour faire des économies moo tax léegi nit ki fi nga nekk école ba la gën a jege presque lañ lay yóbbu. Ah bon? Pour éviter les déplacements loolu c'est au niveau de la surveillance donc loolu moom lu may naqarlu la donc waaw examen yi pour ñu organiser ko de façon sérieuse il faut mettre les moyens. Ok. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. Donc il faut mettre les moyens. kon état nga interpellé foofu. waaw foofu état laa interpellé. et puis état doo ko interpellé waat ci li nga njëkk a wax mu jàngat ci li nga xam ni moo résultat yu baax yi ci ak ni mu doxee nii du ci jàngat moom pour mën a changer système bi nga xam ne ni moom la éducation bi doon doxee. dëgg la dëgg la. est-ce que amoo foofu benn message boo leen di. état moom bu ma aussi dem lancer message. waaw non non dama bëgg nga profité parce que dinañ la déglu incha allah ça c'est sûr parce que xam naa ni bu dawee ak li nga wax ni xam-xam la te yaa ngi génne ay solutions. donc war nga mën a jox message bu nga xam ni. je crois que xëy na seen dañoo nekk si réew mu mel ni Sénégal. il faut wax dëgg fa yàlla moyens yi tamit matut. ok parce que c'est un pays sous-développé. waaw mais loo gis option la man jàpp naa ne bu ñu bëggee génn Sénégal ci coono yi mu nekk. il faut insister sur l'agriculture l'éducation et la santé man. ah bon xaalis yi ñuy def ci infrastructure dëgg la. parce que day participer à attirer les investisseurs. infrastructure yi baax na. baax na trop mais am na lu ko gën a baax. ok parce que réew mu mel ni Sénégal.
am nañ suuf am nañ ndox mu bari. Sénégal ñàkkul ndox. on a beaucoup d'eau. oui waaw pour 100 ans wala lu ko ëpp. on va avoir beaucoup d'eau. kon amuñu problème ndox. déedéet am nañ suuf. suuf bu doy. suuf bi yàqu sax mën nañ ko defar. parce que suuf dañ koy traité. dañ koy defar ba mu baax. am nañ expertise mi fi. parce que ay tradition d'agriculture. moo fi nekk dëkk boo dem ay baykat yu xarañ yoo xam ne dañ ko doon seen i maam. li des mooy ñu encadrer leen former leen jox leen ay jumtukaay moo des te loolu dafa laaj xaalis mais dafa laaj surtout une volonté politique. volonté politique. njàng mi tamit. ñun de tout temps dañoo am ay ressources humaines maanaam ay nit ñoo xam ne dañu am xam-xam te réew xam-xam moo ko yor njàng mi fi ne buñ seetaanee day naxas parce que grève sur grève boo duggee ci yenn classe yi da ngay naan déedéet fii du Sénégal waaw classe yu fees dell ay enseignants ñoo xam ne nii formation ba ñu waroon bi ñu waroon defuñu ko surtout lañ leen waroon a fayuñu ko parce que gis nga mu ñëwee xolu jàmm dafa yomb man dama koy wax tout le temps parce que tollu fële doo enseignant mais enseignant yi li ñuy kaas dafa bari parce que nga xam ne dafa dem jàngi ay morom dem liggéeyi maçon beneen morom dem defi leneen moom muy jàng di kon temps bi maçon bu commencé gañe xaalis moom gañegul dara parce que muy jàng mu jàng noom ñëpp tolloo ñoom ay diplôme ñeneen ñi ëpp ñu ko xam-xam ñu koy liggéeyloo yóbbu ko yenn saa yi foo xam ne fu bu tëdd nelaw sa xelam dal parce que ay jaanoo ko fay fekk te doo ko fay heure ba nga ko war a fay da nga ko yoral ay bor millions doo ko fay fii man bu ma la yoroon 3 millions yow doo ma may jàmm buñ ci waxul police nga ma jëmee état am na enseignants yoo xam ne yoral na leen lépp 3 millions te li ci gën a garaaw bu leen di fay mois passé rek am na sama benn frère presque 50% impôt enseignant nga rek ko 3 millions dagg ko impôt 1 million 400 wala 1 million 300 wala 1 million 700 parfois. ok donc loolu ay problème la. ku ñu def loolu. nga bëgg bu duggee classe xel mi dal. mu bëgg li muy def ba ñafe ci. c'est vrai c'est day def handicap la quoi am na ñu ko yàlla may. handicap la mais yàlla mayu ko ñëpp. handicap la donc loolu état ak waa Sénégal war nañ ci bàyyi xel. waaw c'est vrai mais merci beaucoup mbokk yi en tout cas message bi jàll na ci Talla Gueye bi mu lancé gouvernement bi am na solo surtout xam naa le ministre de l'éducation nationale bu ko dégloo xam naa ni dina ci jël ay solutions parce que c'est vrai yoral nit 3 millions dagg ko impôt 1 million et quelque vraiment loolu dafa xaw a doy waar mais Talla ñu est-ce que Talla Gueye day continuer rek nekk professeur jàngalekat ba koroog muy retraité wala am na xel mi am na ci beneen kii bu mu nekk mu nga xam ne nii maanaam beneen maanaam inspecteur yeeg comme ñu ko gars yi di waxee xam nga est-ce que yaa ngi ciy xel moomu wala yow da ngay rester ci éducation jàngale bi rek. donc nit moom faaw day am ambition. am nga ambition boobu. non waxaguma loolu dama nit. non dama lay laaj ndax am nga ambition. ala kulli àll day am ambition. am nga ko. xëy na liggéey bu ne ak ka ci yàlla tànn. waaw mais yow lay laaj quoi Talla. waaw xam nga émission bi nag mi ngi xam nga nag sànq ba léegi maa ngi lay may rek nga noppale nag dama bëgg ñu waxtaan nag. waaw xam nga non dama bëgg ndax am nga ambition bi wala. xam nga man maa ngi sant yàlla. waaw mais xam nga tax parce que jàngale. waaw. ñëw ma ci kenn sama liggéey bi. amul beneen liggéey bu ma ñëwee. ok xëy na nag liggéey bi mën naa dem ba mu nekk routine si man ma nekk homme de défi laa man. waaw ma xool leneen ma dem defi commerce pourquoi pas. defi commerce ma defi commerce ma dem nekk entrepreneur. bàyyi enseignement man dem defi transport lu mën a nekk la parce que nit ki day am bëgg-bëgg. yàlla tamit moo ci gën a déterminant. Talla yàlla. Talla inspecteur des impôts yeeg yooyu ak douane beeg xeet boobu yooyu est-ce que yow pare nga pour sa bët a ngi ci ambition boobu am nga wala moom. waaw la wala déet ñu avancé. du ma ne la waaw xam nga mais nee ma déetal ko ñu def du ma ne la waaw. mais nee ma déetal du ma ne la waaw xam nga jox li tax du ma ne la waaw. waaw. liggéey yàlla moo koy séddale gis nga wërsëg. ci yàlla la nit du am lu wërsëg. waaw mais di nga ñaan yàlla nag di nga ñaan yàlla ni ko may ma lii may ma lii. musuma def am passeport musuma def concours sama dund. musuma def. je ne l'ai jamais fait. pourquoi. parce que xëy na yàlla. da nga taxawul quoi pour def ko. non dañuy waxtaan. waaw xëy na ñàkk a taxaw la wala ragal a dem échouer wala lan la. mën na nekk man xam nga Talla am na ñoo xam ne dañuy ragal vraiment di échouer quoi. moo waral yéen ñi sax duñ ko tenté. xam nga dafa mel ni yow rek ci ñooñu nga bokk. man j'ai pas peur de l'échec. parce que l'échec en réalité c'est une réussite. ok parce que échec boo gis. expérience da nga si acquérir expérience pour mieux sauter. waaye j'ai pas peur d'échouer. ok j'ai pas peur de tenter. ok xëy na ñi ma xam. xam nañ ne man
ragaluma di jël ay initiative man homme d'initiative la mais nit ki li ngay bëgg ak li yàlla dogal si yow mën naa bañ a nekk benn n'est-ce pas lépp lu may def day nekk sama choix maanaam ma choisir ne damay defi concours ENA wala ma choisir damay defi concours inspecteur wala ma choisir damay defi concours beneen wala ma choisir ne en tout cas choisir bu ma amagu benn choix dama ne musuma def benn concours sa xel nekku ci non du ma ne sama xel nekku si du ma ne nekk ne dama ne la loolu daal xam nga tamit boo bëggee tëj waxtaan wi tamit day luy la non mais da nga naan nekku ci wala nekk na ci ñu avancé du ma la wax nekku si mais dañu war a avancé ñu yow tu veux avoir ta réponse bi ngay xaar non déedéet non de question man maa ko xaar xam nga man internet yi lay defar li ma def nii ñii ñëw pour ñii la de du pour man de loolu yëpp dëgg la mais dama ne la nekk inspecteur trésor wala nekk commissaire de police wala nekk ministre waaw l'essentiel na nga jëriñ sa réew ok foo munti nekk da nga jëriñ sa réew man jàpp naa ne maa ngi jëriñ sa réew effectivement yaa ngi koy jëriñ bu am solo ci éducation loolu am na solo mais Talla réclamation bi Khombole di def ci deuxième CM bi est-ce que yaa ngi koy dégg waaw mais en tant que acteur yow looy wax ci loolu ban message ngay lancé Khombole boo xoolee c'est une ville de près de 20 millions de personnes 20 000 habitants je crois war na mën a am deuxième ou troisième CM ok parce que ay conditions d'études moom noo ko gën a améliorer pour les élèves pour les populations loolu lu baax la Khombole war na am deuxième CM jot na daal donc jot na xëy na lees na parce que bu man nii ñu bëri sa âge bi ma am bu ma nee CM Khombole laa jàngee waaw kon Khombole ba mu amee CM yaakaar dëkk yu bëri Sénégal amuñu CM amuñu sax école élémentaire ok donc kon jot na mu am un deuxième CM ok xëy na am na certes un lycée mais dafa war a am un deuxième CM beneen kii bi mooy parce que ñaari mbir nga xam ne nii moom la Khombole di réclamer la jeunesse mooy stade municipal bi amuñu fu nu vraiment doy na waar gars yi ngi koy réclamer tout le temps ba léegi amagul benn avancé nit ñaa ngi ciy waxtaan nag bon am na commission bu ñu teg ñu ngi ciy waxtaan mais ba léegi dara génnagul yow lan nga mën a en tant que acteur aussi parce que sportif nga lan ngay wax ci loolu quoi waaw li ma si wax mooy Khombole ni mu dayoo bi mu am dëkk boo xam ne amoon na équipe première division oui stade am warul nekk ci état bee mu nekk merci donc c'est la faute d'abord à l'état waaw c'est la faute aux autorités décentralisées c'est la faute aux populations parce que ñii ñoo war a def ñii ñoo ci waroon dox pour ñu def donc ñun ñëpp nous sommes tous fautifs oui donc depuis un certain temps nag ñu ngi ciy waxtaan waaw ñu ngi ci waxtaan sur l'initiative de certains Khombole waa si mi ngi avance bu baax a baax le projet mi ngi avance maa ngi koy suivre waaw parce que je suis dans le groupe parce que conseil départemental wax na may 20 millions municipalité bi ne dañu yëkkati 25 millions di inscrire leen ko ci budget bi donc loolu lépp buñ ko dajalee muy 45 millions au moins ñu am sax ay tribunes yu baax mais ba léegi wax la rek ay kayit la rek mais dara génnagul avancement amul depuis yàgg nañ koy wax début 2016 2017 mais ba léegi dara bougé gul mais yow lan ban solution nga mën a joxe pour mu bouger mooy continuer la pression rek xam nga man je ne suis pas une autorité au ma dogal si autorité keneen noonu li ñu mën mooy di ko wax di def pression rek ok donc je crois bientôt xëy na loolu dina réaliser avec un peu plus de pression parce que on se laisse trop faire toog di seetaan boo toogee di seetaan dara doo xew ok parce que il faut gars yi nga pousse leen tuuti waaw pour ñu réagir donc je crois ñu ngi ci quoi waaw sa digganteeg ONAS Boy yi gars yu bari ñoo ngi koy lam-laamee inspecteur des impôts la moom yow ngay nekk professeur donc te nee nga mosoo am xarit boo xam ni intellectuel la kooku sa xarit la lu tax nga nëbb kooku bëgg a wax ni yow ay charretier rek ak i jaay bon maçon yi ngay xaritool te pourtant un inspecteur des impôts et domaines ay gars ngeen yéen ñaar ay waa ngeen ay link ngeen yi def chaque jour loolu mën nga ci indi ay leeral. waaw boo nee man on est sama xarit la. waaw je crois que tu fais fausse route. ah bon du sa xarit. non du sama xarit xam nga du sama xarit. ñoo jàng noonu nekk noonu école bokkuñu woon classe mais je crois moo ma rayoon une année. waaw bu fekkee ne si mes souvenirs sont bons. waaw je crois bi ñoom bi ñu génnee foofu boobu laa ko perdre de vue. ok ba récemment ñuy créer le mouvement à l'appel de Khombole. ok je crois mu woo ma téléphone. dama dafa bëgg a créer un mouvement citoyen. avant loolu je connaissais son profil xamoon naa profil am inspecteur des impôts et domaines et cetera. xam naa xëy na moom jour boobu waxtaan nañ mu jox ma ay wax mu exposé ma ay idées yi mu am. je crois xar sax bu mu ñëwee ne ma damaa bëgg a defar Khombole. waaw non xar mënul ko. waaw exemple laay joxe rek. non booy mais da ngay joxe beneen exemple mais exemple boobu loolu baaxul. Souleymane Ba bu ñëwee. voilà mais exemple boobu baaxul xar mooy la. waaw Souleymane Ba bu ñëwee. waaw ne ma damaa bëgg a defar Khombole. exposé ma ay idées yoo xam ne ay idées yu pertinentes la. bu fekkee ne man Khombole moo ma ñor. war naa ko ci encouragé.
accompagner ko ci. Non. wala da nga koy encourager rek taxaw. ça dépend li nga tuddee accompagner. non yow lay laaj da nga ko ci da nga koy encourager rek taxaw wala da nga koy encourager ba pare accompagner. replacer les xam nga ñaari kii bokkul jàngalekat nga duma la jàngal loolu. il faut replacer les choses dans leur contexte. allez continue. je crois il y a quelques années bi ma njëkkee woo. téléphone ñu wax affaire mouvement citoyen donc dama ko si encouragé. mais Talla appel ba récemment bi ñu toogee di waxtaan téléphone woo naa ko téléphone. dama ko wax carrément ne man mënaguma def politique man personnellement. waaw mais Talla. waaw may ma yeggale. waaw dinaa la may nga yeggale mais dafa war a xam nga tamit dafa am yu bari yu des te une heure de temps la. te li nga lekk bari na de allez-y naa la may nga yeggale waaw. ma ne. xam nga ki deful politique. ñii xam nañ ko. fii dañ may woo. déedéet non waxal rek. dama lay wax ki deful politique. waaw boo nee ko day jàppale politicien. donc tu fais fausse. ok kon yow bokkoo appel. bokkuma appel. Talla Gueye bokkoo appel lan moo la dugal ci groupe appel kon. groupe WhatsApp bi. waaw loo ci dugal non li ci dugal lan. contexte bi xam nga loo bokkul loo ciy dugal. xam naa rek contexte ba mu nee ma damay defar un mouvement citoyen. ci nga bokk yow yaa ma gën a xam. ci nga bokk. mais en tant que mouvement citoyen. waaw je suis dedans. ok président horizon 2019 man maa ngi biir horizon 2019. ok yaa ngi dégg man maa ngi parce que c'est un mouvement citoyen bërki démb je crois du ma la wax ñan la mais am na benn groupe bu ñu ma ajouté te camp opposé les deux camps yi cité léegi la dañ may ajouté parce que ay tant que ay mouvement citoyen lañ di œuvrer pour xombal. waa du xombal ku nous voulons la dafa mel ni xombal ku nous voulons la non moom la xombal ku nous voulons ñoom yëpp ay kii la non Talla xamoon naa ni man je sais très bien que wii bi yëpp di nga jóg loolu moom xamoon naa ko dama ne ba ngay mën bëreet sax teyoo ko est-ce que xam nga ne damay corriger foofu bëri na ay mouvement yoo xam ne dañ may woo ne ma corriger ay daayira sax damay corriger non Talla waaw dama lay bëgg expliquer ne la même fii ñii ils peuvent en être témoin même fii mouvement yi fi jóg yëpp bërki dem rek ay jeunes ñëw nañ fii dama dañ bëgg a créer une association tu es la première personne boo xam ne ñu koy wax ma conseil ma man si loolu laa nekk ok honnête je sais que c'est une personne de valeur en tout cas si li ma ko xamee yow xam nga ni yow c'est une personne de valeur bu ma nee de valeur ku mën a diriger lu dul xombal la xëy na keneen tamit mën naa diriger lu dul xombal non diriger yow bu ñu jéem a juute l'essentiel mooy léegi nag Talla il faut tey sa non dañu bëgg Talla Gueye bosom leer tey une fois pas pour toutes ci gësam ñu xam Talla mooy kan ñu xam le vrai visage de Talla Talla sa link nga ak Honest Boy nga écarté non yaa ko écarté aussi écarté woo ko aussi être il ne faut pas être aussi catégorique kon écarté woo ko Honest xëy na sax bu ma fi jógee man naa maa woo man naa ko déedéet waxuma woote dama lay jox exemple non man maa ngi ci Honest candidat la pour le moment je ne soutiens pas la candidature d'Honest Boy pour le moment mais pour le moment pour le moment parce que xam nga dafa ma ne pour le moment mais mën naa nekk de suba non lu mënta nekk amul merci yaa ngi dégg lu mënta nekk amul mais pour le moment candidature Honest Boy soutenir ko pourquoi ngay linkanteeg ak Lamine Gueye aussi noo mën a linkanteeg Honest Boy di linkanteeg Lamine Gueye di limanteeg sëñ Mbacke di baagante benn Talla Gueye benn nit di wax ak Honest di wax ak sëñ Lamine Gueye di wax ak mais finalement doo comprendre jamais dit néew ma la damay link ak Lamine Gueye yow kon loolu link Lamine Gueye sa link la koy linkante pas son numéro de téléphone defal naa ah bon Lamine Gueye yoruma numéro de téléphone je crois temps bi mu yoree dirigé woon ASC Cosaan bi muy dem bi mu nekkee président ASC Cosaan war a dem football championnat waaw mas nañ ko booleeg man pour mu wutul ko ay joueurs fii ok doon nañ si wax di si wax ni mujjul antu ok à part épisode boobu waaw man ak moom contact direct waaw amul weesu bërki démb jour bi pas daaw pa gaañoo yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na ko yàlla yërëm suñu papa ñu baax amiin yàlla oyfal suuf si amiin amiin tabal ko àjjana bu weesoo jour bi ñu gisante ma nuyu ko waaw noonu laa gisanteeg yow gisantee ko sa papa di sama grand bu ma bëgg man maa ko bëggal sama bopp kooku la Racine Ba gisanteeg yaa ko bëggal sa bopp quoi waaw loo koy bëggee loolu yàlla moo mais am na loolu la kii ci moom bëgg si moom parce que dafa am caractère caractère da ngay bëgg nit caractère mooy dëgg mais caractère da ngay bëgg nit dafa nitu dëgg la est-ce que loolu doy na di bëgg koo xam ne caractère ba may nekk xale maa ngi koy gis waaw xam ci li muy dox te mosuma ko xam ci ay caaxaan ay parparloo non loolu moom dëgg la waaw loolu tax mu bëgg ko ma dama ko bëgg Rass ñoo ngi lay ziar mon père waaw ma gisante ñëpp nuyu naa jour boobu Lamine Gueye maa dem fekk mu toog ma nuyu ko maa dem fekk Honest bi ñëwee nuyonte nañ nuyonte naa ak yow ñi ma gis ñëpp ku ma mën a nuyu naa la ok waaw mais relation bi ma am ak Honest relation privée la awma ko Lamine Gueye awma ko ñi ngay tudd parce que bërki dem bi ASC Cosaan amee problème terrain bi ma jël naa sama téléphone woo naa sëñ Mbacke Anne woo naa Souley Anne di wax ak moom ci problème boobu ñu fexe mu sedd daal ñi nga xam ne seen terrain ñu delloo leen bind naa sax un texte foo si toll du
moom newoon na ma dañuy xaar maire. mi ngi Dakar et cetera sama jeune frère. loo xam ne délibéré yoo am na ci ba nu joxe ko ba séddale ko ba joxe numéro terrain yow loolu loo ci mën a ci daal. non lu mën a nekk dégg naa si groupe bi ngay. di dóor di ay bind sa texte bind sa texte yooyu yëpp gis naa ko ngay. j'ai écrit une lettre pour attirer l'attention de tout le monde. non si lire nañ ko. parce que j'ai écouté mes jeunes frères ils sont déterminés. ah bon te xëy waaw ils sont déterminés. léegi ñoom pare wuñu pour bàyyi terrain boobu. léegi benn. te damay bañ. ñoom ñoo moom terrain boobu ñoom. non defal naa. non dañuy waxtaan ñoom non da nga ñoom pare wuñ pour bàyyi terrain ñoom ñoo ko moom wala. xam nga ñu moom waaw xam nga ñu moom. fu ñu ko moomee. xam nga tax ñu moom. waaw suuf si nii. ah pour population yi fi dëkk bi. d'accord. population dafa am ay franges. waaw ni ñu soxlaa hôpital bi ko fa def. waaw noonu lañ soxlaa école. si soxla terrain de football. si équipe bu mel ni ASC Cosaan. waay di l'une des premières équipes de Khombole. waay am palmarès bi mu am. waay palmarès boo xam ne moom kese moo ko am Khombole. phase nationale. yaa ngi dégg bu toogee di am problème terrain. waaw ku ci doxul. waaw da nga sàgg. effectivement. te bis buñ sàgganee nag ba mu indi ay coow yoo xam ne nii. xam nañ fa ñu commencé te xamuñ fu ñu yem. tamit ñun dañuy sàgg. te ma damay préféré nekk magu waxoon naa ko. mais doon yi xamoon naa ko. waaw looy tontu wala boog looy wax ci ñi wax ni Talla Gueye mooy candidat horizon 2019 bi ñu caché nëbb ko defal ko togg salal ko mbubb nee nañ yow élection municipale yi ñëw yow yaay candidat horizon 2019 yow yaa koy démentir wala nga dëggal ko. non xam nga. non ab laaj la rek. bu leen la horizon 2019 maa ngi ci biir. non waxuma loolu ne. dafa nànk rek. non sama question dama bëgg ngay tontu sama question. waaw da ngay def nànk. allez-y bëgg ma xam nga sa question da nga ko préparé posé ma ko da ngay bàyyi ma tontu bi nekk sama. allez-y. horizon 2019. dama maa ngi ci biir. waaw. comme ni ma bokkee si yeneen mouvement. appel comme ni nga bokkee appel Khombole non bul ne comme ni nga bokkee appel. kon foofu. parce que da ngay leeru léegi nee nga ma ndax yaa ngi soutenir la candidature Maguette Boye Maguette déedéet. ok yaa ngi dégg kon bul ñëwaat en arrière. horizon 2019 amaguñ candidat. candidat Lamine Gueye yaa ngi ko signé. non soutenir ma candidat Lamine soutenir ma benn candidat. merci beaucoup te man duma candidat. man duma candidat. horizon bu la porté doo dem. non néew ma horizon bu ma porté du ma dem dama ne man duma candidat te nekkul sama xel pour le moment nii. bu la horizon topp bu la horizon porté. non xam nga ce qui va arriver. mais tontu ma rek non du ma la tontu. horizon man na ma soxla ma ne waaw comme mën na ma soxla ma ne déet parce que ça dépend rek. mais Talla yow candidat bi ñu doon kase nag yow mii la nag. non bu la neex. waxoo wax du leer li nga wax fii dara leeru ci. xam nga loolu mais gars yi ñii seetaan sax dinañ mais Talla li mu wax leeru. xam nga loolu ce serait trop prétentieux et puis yàpp waa horizon la parce que horizon. non yow waxuma la yow non dama ne bu la porté laa wax kon kay ñoom ñëpp la. may ma yegale horizon boo xool presque samay jeune frère. yaa ngi ñoo ko créé am na samay grand frère yu nekk si biir. mais presque idée bi samay jeune frère la déparé. bi ñu créé sa ban jeune frère la. sama jeune frère ñu Gora Fall sama jeune frère. moom moo xalaat. non du ma ne moo xalaat horizon. Gora Fall Pape Kassé sama jeune frère la yow xam nga suñu koñ. Ruquba la quoi mooy Ruquba rek. non du Ruquba suñu koñ. mais Ruquba laa ko tuddee. suñu koñ Gora maa ngi lay nuyu Gora Fall Gora Gueye. Kassé suñu koñ yéen ñëpp maa moo leen dàq Sénégal. suñu koñ yow xam nga li ma lay wax bu ñu fay fréquenté. xam nga ne yar ba fa nekk. waaye chaque jour nit ñi dañuy wax avec des intérêts. nit ñi dañuy wax di ko xam-xam. day léegi bu ma nee maay seen candidat ñooñu dama leen di. yow waxuma la nga wax loolu de dama ni. ndax bul la porté. non du ma ne. yow koy neel waa wala déet. xam nga lu ñëwagul mënu ma si prononcé wu. xam nga loo xam ne ñëwagul. non des fois nag nit ki boo gisee ñu bëgg a laaj loolu. pour bu subaa bu ñëwee. ñu xool li nga waxoon ba xam sa jëf sa waxi dem ak sa waxi tey loolu lañ bëgg a méngale rek. waa horizon yi ma xam. bis bu ñuy tànn candidat. ñu ko tànn ndax waxi tey ñoom dañ koy tànn. déedéet comprendre li ma la sur des critères yu juste yu objectif dama ne la ñoom bis bu ñuy tànn candidat bu fekkee ne ñoom seen choix ci man la tombé waaw man dama ne la fi ma pare nga pour dem fi ma toll nii pare nga pour dem politique man mais pare nga laa dafa na xanaa lii leer na ku dul politique mu ngi nekkee candidat à un poste politique politique bi ma waaw politique jàppale wu ma kenn pour muy politique parce que man maa dul politique pour le moment duma politique xëy na nag bu ñu demee ba jëmi jaw noonu bu sama xel wëlbatikoo boo amee une autre appréciation une autre lecture de la politique mën naa ko def yaa ngi dégg mais pour le moment politique du ñaan damay faral Sonko faraluma Sonko faraluma Macky Sall faraluma Idriss Seck au niveau local àndum nekkuma si ginnaaw Maguette Boye nekkuma si ginnaaw Lamine Gueye nekkuma si ginnaaw ñoom Serigne ànd ak képp kuy candidat waa horizon 2019 nekkuma seen ginnaaw mais je suis dedans en tant que mouvement citoyen loolu leer nga xam ne dañuy œuvrer di bale koñ ba di jëmbat ay garab yow daal loolu moo la intéressé ma def ko bërki démb am na benn mouvement bu nekk ANEM bi ñuy nettoyé fële hôpital ba premier jour bi mu tawee man j'étais venu pour participer ma ñëw pour nettoyer hôpital mooy sama copain Medoune Samb maa ngi koy nuyu bu baax far mu taw maa ngi koy nuyu nekkul dama nekk si ginnaaw bu Medoune Samb force patriotique dama gis ne li muy def rafet na non moom la jaamu yàlla parce que hôpital la jaamu yàlla la ma ne naa ñëw assisté mais malheureusement bi ma ñëwee jour boobu fekk yoon yendoo taw ma ñibbi si waat effectivement weekend benn bis topp bi ñu koy def tamit j'étais pas disponible loolu tax finalement ñëw ma
yaa ngi dégg pour wane ne man pour le moment amaguma xaaj amaguma seen. léegi Sénégal mooy sama parti. merci xombal mooy sama parti xombal laa gëm. merci beaucoup xombal nga gëm ginnaaw xombal nga gëm. dama bëgg nga wax nu nag analyse boo xam ni moment bi pëccoxoo bi am xombal ak ni nga gisee nii la wax dëgg yàlla ginnaaw neutre nga yow da nga neutre nan nga jàngate pëccoxoo bi ci xombal. non pëccoxoo bi dañ man lecture yi ban na bëri. waaw parce que nit ku ne. c'est légitime nga am ay ambition. yaa ngi dégg c'est légitime ñëpp ay Sénégalais lañ. nekk ay xombal waa. fu ñu neex. mën nañ fa am ambition man bu ma neexoon tey sax ma ne damay nekk maire Guédiawaye man bu ma neexoon kii nii xam na li may wax. man am naa fitu nekk maire Guédiawaye parce que ay nit dañuy ñëw naan ma ñëwal nga jéem a jox la maire bi yàlla xam na ko. ñoom sax góor a géej maire Guédiawaye yow ñi moo yow maire xombal mënoo ko doon di nekk maire Guédiawaye pour man ñoom dañoo surestimer samay capacité man dama jàpp ne ñoom xëy na dañ yaakaar la dañoo surestimer samay capacité yaa ngi dégg man loolu laa jàpp. moo tax ñu wax bu ñu koy wax sax dama leen di ree mais bërki dem maa ngi wax sama benn xarit ma yaay nekk maire ma ne ko bala maa nekk maire dama jël hélicoptère wër dëkk bi tim dëkk bi ñu ngeen bëgg a diise ma xam ne mu toll ba pare di ko tooñ yi mais pëccoxoo bi non du pëccoxoo lan la ko pëccoxoo du pëccoxoo parce que nit ku ne am nga droit dangaa bëgg a nekk maire ku jóg ni candidat waaw parce que ku ne am na si droit démocratie laay wax ensuite bu beneen lecture mooy lan mooy intérêt xombal lan la parce que man xombal dama jàpp ne dëkk yu bëri melu ni ñoom parce que la principale force de xombal ce sont ses ressources humaines. ok ressources humaines. waaw xombal buñ dajaloo dina baax duñu ay sàmmkat. mais duñ daj bul ma wax loolu ma waxul bàyyi ma wax ak sama bopp xombal duñu ay béykat duñu ay sàmmkat. da nga bëgg ñu dajoo ay nappkat naa fa egsi. kon benn suñu principale force mooy nos ressources humaines. ok dans tous les domaines foo dem si Sénégal. waa xombal ñoo fa nekk ci ay services nationaux ay services régionaux. effectivement n'est-ce pas kon ça veut dire que nous avons énormément de ressources humaines. effectivement dajaloo nag mënut a nekk. parce que bu doon loolu jullit yi dajaloo. waaw dajaloo moom mënut a nekk. ok mais mën nañu xool ñi nga xam ne ñu jigante nañu ci xalaat ci gis-gis ci ambition pour xombal. war nañ mën a retrouver wu pour le strict intérêt de xombal. bu fekkee ne xombal rek moo leen tax a jóg ñi nga xam ne dañuy jàppee sa adversaire war nañ mën a retrouver wu autour de l'essentiel c'est xombal. yow ban kii nga war a bokk boo doon bokk ci ban pôle ngay bokk. non li ma wax je crois leer na. non dañuy waxtaan la man bokkuma benn pôle. mais pôle bi la Omar Ndiaye boole. te Facebook ñëpp àdduna bépp. non boolewuma dane non attends moom nee na yéen a bokk pôle. non yéen a bokk non yéen a bokk parti. je crois day wax day foo. xam non Omar Ndiaye foofu de Omar Ndiaye bu waxee am na lu tax mu wax. en tout cas ndax yi ñaar da ngeen waxtaan. maa ngi Omar Ndiaye mosuñu waxtaan ci nan bokk pôle wala pôle B wala nan ànd ak kee nan wan ginnaaw kële loolu mosuma si waxtaan ak Omar Ndiaye mosuma si waxtaan ak mais pôle yooyu mu teg yow noo ko jàngate. non en tant que yow laa wax noo ko jàngate man loolu du sama xalaat. mais noo ko jàngate. man loolu sama xalaat mieux xam nga moom day wax 3 pôles. waaw man ku la wax ne man 2 pôles nekkul sama xalaat wala benn pôle. ah bon waaw mën na nekk benn pôle nit ñi retrouvé autour. non benn pôle loolu mooy élection do non dama ne mën naa am. nu muy amee. non élection benn pôle gay boo amee ba kenn jiite gay. c'est unique 3 pôles yooyu mu identifié. waaw mën nañ former un seul pôle keneen ku bëgg a nekk candidat xëy na mooy nekk opposition. wala 3 pôles yi ñu xool nu ñu regroupé nekk ñaari pôle moom xalaatam la loolu du sama xalaat. yow sa xalaat la waaw yow tey boo doon teg waaw sama xalaat mooy xombal moo am solo. waaw jox na moom joxe na ay pôle yow. Lamine Gueye la joxe. Lamine Gueye waaw. Magay Boy. waaw Serigne Anne. waaw ak képp koo xam ne Lipandaw da nga ko ci boole. Matar Lipandaw. Mbadou Dieng candidat la ñoom ñëpp laa wax. waaw ak yow sax boo bëggee nekk. déedéet non man du ma candidat man kay bàyyi ma nii rek waaw war nañ mën a waxtaan en tout cas ñenn ñi war nañ mën a retrouver parce que xëy na li leen tàggale sax bariwul li leen boole moo ëpp. li leen boole mooy xombal. ñu retrouver wu. xool ñu parce que dëkk bi li manqué dafa bari. dëkk boo xam ne budget bi tax ko demee noonu dëkk boo xam ne jeunes yi à part travail dans l'administration presque ak petit commerce amul leneen donc dëkk la boo xam ne nii nit ñi war nañ ko wan a waxtaanee xool lan mooy jëmale dëkk bi kanam parce que loolu moo am solo. man ma dee ci professeur. wala lu ko gën a suufee ça ne me dérange pas mais l'essentiel fu ma munti nekk. sama rêve mooy servir Sénégal servir xombal. merci beaucoup sa émission jeex na joxe sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj mooy. di la sant. jërëjëf merci. di la gërëm. di gërëm sa caméraman di gërëm sama xarit yi. les copains là oui. waaw di la gërëm bu baax. parce que lii yombul. bu leen neexoon. buñ ko yëgee duñ ñëw. non mi ngi koy balee mi ngi leen di jël. donc ça veut dire que. ñoom amal naa leen njukkal. di gërëm tamit comme ni ma ko waxee si njëlbéen ba. di gërëm samay ñaari waajur. di ñaan sama papa ak ñi mu jiitu. ak ñi leen jiitu ñëpp. yal na leen xaaree àjjana. di gërëm sama waa kër turandoo. moom yal na yàlla
oy ful suuf si kawam xaaree ko àjjana ak i soxnaam ak samay rak ñëpp ñoom góor a Fall ñoom góor a Bara ñoom Pape Kassé Atoumane ñëpp maa leen di gërëm yégale sama soxna moom du ma sax nuyu dama koy gërëm voilà parce que ngeen gërëm ko sax occasion la daal li tax du ma ko nuyu dama koy gërëm waaw parce que fu nit soxna di féete borom kër féete na ma fa ak ça waaw ci xel surtout xam nga saa yi man dama gàtt xel waaw moo koy mottali ak ça moyen bu manqué même bu ko mottaliwul dina ma wan yoon boo xam ne bu fa yaa koy mottali yaa ngi dégg sama waa kër gërëm nañ ko samay waajur xam naa ne gërëm nañ ko ñoom bu leen toppee sax moom mooy loolu waaw wax dëgg fa yàlla ku baax la macha allah ñi xam nañ ko bu baax mais lii boo ko waxuloon dina garaaw bu baax la lii baax na lii am na solo bu baax a baax yal na ko yàlla lafal cat njabootam gi ko yàlla jox yàlla nag fi yàlla def barke amiin waaw guddal fanam may ko wér gën waa xombal nag parce que tamit man yenn saa yi dama naan xëy na ñoom dañuy surestimer man samay capacité wala dañuy surestimer man sama personne parce que yenn saa yi ma dégg ñu wax ci lu baax ci nit ci man damay toog ma ne man est-ce que ñii li ñu wax ni ci man wala nit am si man yaakaar goo xam ne dama ne waa ne kii sa yaakaar bi est-ce que mérité naa ko man surtout ça moo tax maa leen gërëm bu baax di ñaan nag li nga xam ne moo ñu boole ñu ñëpp muy Sénégal ak xombal yàlla na ko yàlla naatal xombal li gën ci moom bu fekkee ne Jules Ba comme maire moo gën ci moom yàlla na nga nekk maire bu fekkee ne sa caméraman nekk maire mu gën ci xombal yàlla na nekk maire ku muy sa wërsëg tam gën ci waa dëkk ba yàlla na nga falu bis nag bu jotee ba ma am appréciation ne diw mi laay àndal waaw boobaa kenn du ko wax si suuf koy wax si kaw ñëpp dégg ma ne man de Jules Ba mi laay àndal ci élection yi man de keneen laay àndal ci élection yi donc li may terminer mooy di ñaan jàngoro ji nga xam ne nii mi ngi si réew mi di ko lëmbee di lëmbee àdduna yëpp yàlla na ko fi yàlla jëlee amiin yàlla na ko fi yàlla jëlee Sénégal jógee fa naat di ñaan màggal gi ñu jëm yàlla nañ ci dem ci jàmm jëlee fa ci jàmm xéewal saawan baawan biir Sénégal waxal gësëm ñetti yoon gësëm ak Souleymane Ba merci beaucoup jërëjëf mbokki émission gësëm foofu la leen di tàggoo Talla Gueye moo nekkoon sunu invité tey li mu ci waxtaan nag am na solo duñ ko commenté non commenté la ñuy wax yéen internet yi yéenay apprécier yéen lañ doon jëlal di leen jox yéenay xool nan ngeen ko jàngatee Khombole TV Khombole Béthio ne King Business Papa Diaw ci caméra bi Jules Souleymane seen doom seen xarit incha allah ba beneen numéro